waaw docteur Cheikh Tidiane Dièye di njiitu plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg di plateforme politique bu nekk ci langue gi commentaire bi may def rek ci tournée yi nga xam ni moom la kii di président Macky Sall di def tudde ko tournée économique te àdduna yépp xam ni tournée politique la tournée politicienne la sax ndax boo xaaree ba élection locale di jege ñu jóge ci lii ñu jóge ci réew mi nga xam ni askan wi won na la ni légitimité bi nga waroon am amatoo ko donte légalité yaa ko am yaay président mais légitimité bi nga waroon am amoo ko nga yëkkati dara askan wi gàntal ko delloo la ginnaaw bu jógee di def wër yi muy wër c'est purement politique ndax tournée économique du mel nii doo dem ci gox yi taxaw naan say ñoñ ñu ngi jëm ci ay élection na ngeen ànd na ngeen jàppaloo na ngeen booloo def benn ba mu waxee loolu rek donte amoon nañ ci doute au départ dafa confirmer lii nga xam ne nii mooy li ñu yëkkati waaye li ci am solo pour ñun du perte de temps bii nga xam ne moo ngi koy def waaye li ci am solo mooy te Sénégalais yëpp war si bàyyi seen xel mooy contradiction yi nga xam ni am na ci kii taxaw ak askan wi ni réew mi bëri na ay jafe-jafe àddina metti na Covid bi fi nekk nërmeel na économie bi xale yi amuñu liggéey ba ni dina wuti xaalis bu mu leen jox te ñëpp xam nañu ni boobu xaalis amu ko waaye nga mën a jël lu toll ci li muy jël ci mbooloo li muy mobiliser ci moyen li muy mobiliser ci ay 4x4 ay millions yu dul jeex la nga dem en quelques jours distribuer ko ci àll bi yàq ko dans un contexte boo xam ni non seulement waruloo woon def ay rassemblement waruloo woon tax ba mbooloo mi ñëw noonu bàyyi seen i activité alors que ñu ngi waroon préparer hivernage nga indi leen ñu def ay meeting ak di tàccu loolu yëpp dafay wane ni vraiment kii comprendrewul fi àddina toll ak fi jafe-jafe yi toll donc moo tax ñu jàpp ni tournée économique beneen dimension la tournée économique du doon ay tournée ay accueil yu dul jeex ngeen di jëli ay njaga njaay tournée économique da ngay ñëw ci gox doo sax bari ay nit ànd ak ay techniciens sa ministères yi ñëw waa présidence ñëw say conseillers ñëw nga ñëw boo toogee ak béykat yi ay kuréel yu ndaw ngeen di doon def ay séance de travail boo demee ci wàllu njàngalekat yi ci gox bu mu mën a doon nga toog ak ñoom ngeen waxtaan dem xool petite et moyenne entreprise yi visiter leen dem ci xale yi xool seeni mébét nga toog ak ñoom def ay forum avec les jeunes gox bu nekk la mu defoon fii Dakar ak jeunes yi mu defi woon ko ca gox ya toog ak jeunes yi ñu wër ko loolu moo ci doon gën a jekk nga xam terroir bu nekk ban type d'économie nga fa war a def ñun ci suñu projet daf ci am par exemple lu ñu tuddee économie industrielle locale mooy réew mi ci Sénégal gox bu ne am na meññeent yoo xam ne fa lay jógee ñu ko fay béyee nga fexe ba am une petite économie locale boo xam ne dañuy industrialiser ba lu ñu fa béy ñu transformer ko ci gox ba mën a jaayi ñeneen ay produits finis mu am des petites unités industrielles un peu partout loolu bu demoon di ko fa waxtaane ñu ne kii am na vision bi mais loolu amul donc tournée économique slogan la pour rafetal rek la waaye ñëpp xam nañu ni loolu kenn mënu ko réere mbir donc c'est une perte de temps parce que sénégalais li ñu jàpp nañ ko ba pare li ñuy laaj rek mooy comme moom ci politique la nekk na accepter aussi opposition nekk ci politique nañu fexe ba processus électoral bi fii mu jaar ñu baral mbir yi te fexe ba bu ñu ubbee liste yi pour xale yi di inscrire nañu jàpp ni vote droit la bépp sénégalais bu am 18 ans da nga am droit voter ji da nga war a te état moo la ameel du yow yaay daw ci ginnaaw état moo la ameel créer ay conditions ba nga mën a bindu jot ci sa carte d'électeur dem voter ji ku la neex donc loolu mooy tey li nga xam ni opposition dina ci liggéey ndax comme moom commencé na politique opposition aussi dina fexe ba créer conditions yi pour askan wi nga xam ni moom moo yor baat mu mën a bindu pour ñëw def sanction yi nga xam ne war na koo def buñ ci yeggee. waaw Malick béy moom wiiri jaari ndaar yi ndax àddina yépp fa la jaar balaa ngay régler benn problème ci àddina bi da ngay régler problème alimentation ba pare. mu di sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire ci suñu réew yi boo ko déggee mooy la ngay dundee nga am sañ-sañ am fexe am ay moyens ba di ko produire sa bopp xam nga sécurité alimentaire moom mooy na nga am rek xaalis booy jëndee ak foo ko mën a jëndee na nga ko am rek looy dundee ñu nag souveraineté alimentaire la ñu wax te duñ ko am mukk ci lu dul ñu delloo ñëpp ci mbéy ma te béy du rek comme ni ñu ko xamee woon daaw ak daaw jéeg suñuy maam di ko def déedéet dafa évoluer bu baax a baax moo tax état bi war a dem ba am ci gis-gis boo xam ni dafay fexe tey ñi nga xam ne ñu ngi béy ci àll bi te seeni matériel ba tey da ngay gis ñu yor ak ay charrue mooy yooyu ay di ko xëcc ak ay mbaam ak ay fas ay nag ba tey am na 21e siècle loolu war nañ koo romb moo tax état bi war na jël lépp lu mu am ci moyen delloo ko ci mbéy mi ndax béy
moom mooy indi production yi nga xam ne mooy dem ci usines yi industrie boo ko defaree mooy indi liggéeyu ndaw ñi loolu moom mooy cercle vicieux boo xam ne agriculture lay doon dem industrie après nga ubbi sa système commercial mu mën a jur njëriñ ci sa askan moo tax béy c'est la base te ñun dafa am solo torop ci suñu projet politique boo xam ne moom la ñu yor te nekkul lii ñuy def ay slogan danañu fexe ba mu nekk une agriculture totalement modernisée mais lépp nag centré sur le paysan lui-même à partir du foncier ba kenn dootul foqati suufam waaye aussi tous les moyens yoo xam ne ak jumtukaay war na ko am yu moderne pour produire en qualité et en quantité pour mën a alimenter les petites et moyennes entreprises mooy économie industrielle locale boobu ñu wax bu ñu ko paree ñu doog a def ak nag ay commerce ay accord ak sous région beeg Afrique ak lépp pour mën a jaayi suñu meññeent. waaw local lu am solo la parce que local mooy démocratie primaire te ñun dañu jàpp suñu projet politique nii démocratie mënul baax mukk bu fekkee dañ ko tabax ci kaw citoyens yi xamuñu ko jànguñu éduqué wuñu xamuñu lan mooy citoyenneté locale moo tax élection locale am solo. benn bi mooy date bi nga wax date bi pour ñun romb nañu fi ñuy waxtaane solom wala ñàkk solom ndax M2D ci boppam xam nga ni bi ñu siy waxtaan ak ñun suñu plateforme dañ cee waxoon ni nañu ko def ci 2021 waaye ñoom jàpp nañ ko 2022 ñun nag ay responsable la ñu ni diggante weer ak morom ma du jar ñu def ci benn jafe-jafe nañu créer conditions yi rek ba mën a dem ci élection yi def ko ci ni mu war a nekkee comme nag tàmbali nañu jublu ci mu di janvier 2022 ñun benn suñu avenir Sénégal bi ñu bëgg ñu ngi ñaan opposition yépp pour une fois nañu xam ni amul benn possibilité bu ñu mën a def ba tasaaroo mën cee jëlee ndam lii tax duñ ci jëlee ndam du caagee ni sax ñii nekk au pouvoir la askan wi bëgg mais askan wi mooy jéppi bu boobaa opposition ba du voté ji sax parce que askan wi moom du voteel ñi la nekk au pouvoir mais day toog banque baaraamam bu fekkente ni opposition mënuñoo fexe ba ànd te bu may wax opposition nag waxuma rek parti politique mouvement citoyen yi parce que local mouvement citoyen yi dañ cee am solo citoyen indépendant yi dañ cee am solo ndax mbiru askan wi la donc nañu fexe ba ànd ak ñëpp gox yeeg fu ñu dem nañu fexe ba porteur d'enjeu yi personnalité indépendante yi fa nekk ñi amoon taxawaay démb ak barki démb ci seen i gox te donte bokkuñu ci ay parti politique parti yi ñëw ànd ak ñoom ñu seet ñi nga xam ne ñoo ci gën a am taxawaay gën a bëgg gox ba te gën cee am crédibilité ñu jàppale leen pour ñooñu dem parti de l'opposition yi nag dañ cee am wàll wu rëy a rëy moo tax maa ngi lancé encore une fois appel bi ñu fexe ba dajaloo fexe la lépp lu ñu man ba am ay liste yoo xam ne dañu ciy ànd ñëpp te gox bu nekk ka fa gën a positionné wu ñu jàppale la loolu itam mooy tax ñu am ndam tax askan wi ci lay gis boppam bu ñu defee loolu waaye beneen bi ma ci yokk loolu itam suñu projet wu plateforme avenir la te dinañ ko fësal fan yii di ñëw mooy du ñu tëb rek ñëw ni gox sangam diw mooy nekk seen maire te xamuñu maire ba luy programme am xamuñu lu mu indi xamuñu sax lu askan wa bëgg dañu bëgg ñun dem ci suuf waxtaan ak askan wi moom mooy produire projet politique am moom mooy wax lan mooy saafara ay jàngoroom su ko defee ñu dimbali ko def diagnostic yi mu laaj ba xam ne bu ñu tegee un programme dañ ciy gis seen bopp ba pare dañuy indi ñoom ay mécanisme de contrôle yoo xam ne maire bi ñuy fal dinañ ko mën a contrôler su ko defee ñuy xam li muy liggéey lan la loolu lu am solo la mbir mi du rek dem ci ay élection moyen la buy tax nga mën a transformer ñun transformation sociétale boobu ak transformation politique yi ak économique yi en commençant par le niveau local mooy li gën a am solo donc loolu ci la ñu woo opposition woo ci mouvement citoyen yi ak société civile ci fan yii di ñëw avenir Sénégal bi ñu bëgg dina ci génne ay proposition pour wax yan méthodologie la ñu war a def pour tabax ay projet politique inclusif au niveau local askan wi mën a jàpp yooyu projet politique ñu tànn maire yi nga xam ne danañ am compétence danañu am intégrité danañu am patriotisme su ko defee ñooñu ñu jiite leen ci maire yi ñu commencé changer réew mi par le bas su ko defee ñu dem jëli assemblée nationale un peu plus tard ainsi de suite ñu mën a def changement opportun en 2024 pour jàll ci leneen. non xam nga nit ñi kenn moomu leen ku ci ne am nga droit xëccu jëm fa nga bëgg li may wax rek mooy licencié pour ñëpp moo tax. dégguma ci en tout cas ñi nga xam ne man ñoom laay toogal di waxtaan te ñu ànd li ma ci xam lépp mooy ñu ngi def de large rassemblement des forces démocratiques et sociales bépp parti bu nekk ci opposition bi ñu bëgg nga bokk ci mouvement citoyen yi ak association société civile yi nga xam ni bëgg nañu réew mi changer bëgg nañu démocratie ak état de droit bokk ak ñun loolu ñuy xalaat ñu ñëw bokk ci te xëy na du ñàkk mu am dans les marges ñenn ñuy xëccu jëm feneen mais suñu amee la masse critique de l'opposition représentative et des mouvements citoyens yi nekk en lutte waxuma nag ñi xeexul mais ñi nekk en lutte démocratique te ñu xam leen ak ces associations de la société civile pour ñun loolu doy na te loolu ñu ngi ciy xalaat bu baax ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy def ay jéego ñu ngi am yaakaar ni loolu dina antu ndax ñépp comprendre nañu ni
ànd def dank booloo ak projet politique boo xam ne moom la ñuy bokk déggoo ko nag en amont ak askan wi pour mën a changer gox yi ak goxaan yi doog a mën a changer réew mi loolu man je pense que ñu ngi ci te amul benn jafe-jafe boo xam ne am nañ ko si seenuma benn division bu dul ay nit ñu commencé wax seeni ambition personnelle mais bu ñu waxtaanee ak ñu bare danañu mën a déggoo ba mën a avancer ensemble. mooy li ma wax rek Malick boo ma dégloo bu baax dama ni mbiru candidature du ma mënuma wax lii ma wax yépp ba pare fëgg sama dënn ni man damay nekk candidat man gëm naa ni bu ma nekkee maire ak fu ma mën a doon maire bu baax laay doon bu gën ci maire yi ci réew mi loolu gëm naa ko. ba ci waaye damay toll foo xam ni dañu nekk ci ay waxtaan yoo xam ne bëgguma jiitu mukk ñi nga xam ne moom laa bëgg ànd ak ñoom parce que ay gor lañu ñun ñëpp dama bëgg ñu toogandoo ñun ñëpp waxtaan ba juboo ci yan condition la ñuy demee ci élection yi benn ñaareel bi buñ ci dee dem ñu ne yan méthode la ñuy def parce que dama bëgg ñu wekk askan wi man bëgguma ñu toog Dakar déggoo ci ay leader ni gox bu ne samp nañ fa diw lii rek la ñuy doxal déedéet boo boobaa du projet politique sérieux wul dama bëgg bu ñu paree ci loolu ñu wàcc sur le terrain def ay équipe dugg ci quartier yi def ay diagnostic participatif par quartier bu ne ñu wax kan moo fii nekk lan mooy seen ay jafe-jafe lan mooy seen ay solution quartier yi waxtaane ko communes yi waxtaane ko ñu am ay projet politique ñun foofu la ñuy dem tibbi ji bu ñu demee nag ba déggoo ci yooyu programme ci la ñuy xool suñu biir programme bi kan moo yeeyoo porté ko ñu doog a wax candidature moo tax man ku tëb rek ni candidat ma ne sa bopp nga bëgg a demaloo askan wi balaa ngaa naan candidat da ngay dem waxtaan ak askan wi ba xam li mu bëgg ndax mën ngaa jël boobu ligne te mën nga am ay garantie ci sa comportement ci sa intégrité ci sa compétence pour porter loolu ñu mën a xam ndax mën ngaa dem xam nga léegi maire dañ koy fal au suffrage maanaam dafay kii jiitu moom moo koy nekk dañuy xam kan la mais bu fekkee amuloo crédibilité amoo compétence mënoo nekk maire amuloo leadership sax minimum kooku bu ñu la falee tamit sa bopp rek nga fa nekkal mais nekkaloo fa askan wi donc loolu pour ñun mooy di gën a am solo moo tax du ma dégg mukk ñu ne ma man fëgg naa dënn wax naa nangam tant que demuñu waxtaanee loolu ak ñi ñu war a àndal ba mu leer nañ ñu ànd si askan wi ñëw jàppale ñu ci boobu projet.